ayca maa ngi nuyu téléspectateur Grand Théâtre TV di leen nuyu ak internet yi yëpp di kontaan tamit ci déplacement bi ngeen def ñëw fii ngir taataan si ay kàddu seede ci El Hadj Mamadou Ndiaye Doss. mu nekkoon seen naataango di wax ne sax ne dem nañ ba nga xamante ni partout dans le monde ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ci li nga xamante ni moom la doon tasee xibaar fii ci Sénégal ñu dem ba sunu borom moom ko jëlee ko fii yóbbu ko fa nga xamante ni fa la nekk tey ñu toog ak yéen di xalaat ne sax am na ay jaar-jaar yi nga xamante ni jot na fa jaar ak yéen. ñu bëggoon rek ci fàttaliku ak ci tënk nga indil ñu ci ay leeral. waaw Ndiaye Doss man mën naa ni du Sen TV la ñu xamante man ak moom liggéeyandoo nañu Walfadjri mu nekk Walfadjri fa laa ko njëkk a xamee ma gis ci moom nit koo xam ne nit ku jullite nit ku propre nit ku civilisé nit ku bëgg boppam nekk nit ku gore nit ku maandu teg ci Ndiaye Doss bu bëree wax rek ci télé bi la ak rajo bi mais en dehors télé bi ak rajo boo xam bëriwut te mag la woon ci ñun ndax daf ñu doon xelal ci lu bëree bëri lu xew ak lu mën nekk wala ñu nekk ci rajo bi wala télé bi am na ñu doxalee wala am na ñu waxee balaa ñuy génn télé bi danañu woo ñu rakk nangam ak nangam nii ak nii nga war a doxee kon kooku mën naa ni mbokk la woon ci ñun mbokku deret la woon ci ñun mu nekk fi nag nekkin bu rafet ndax ànd moom su rafetee rek seede yi dafay rafet te day dëggu nit ku dëggu la woon koo xamante ni si dayoo boo mën a toll ak cër bu la yàlla mën a may ak noo mën a mel ci àdduna su la waree wax dëgg da la koy wax xëy na dëggoom moo ëppoon sax ba bu dee wax ci télé wala ci rajo da ngay gis muy waxee dënn di waxee xol parce que day bëgg nit ñi xam ne li muy wax looloo nekk donc ñun ñu perte ku rëy perte un pionnier koo xam ne D-Média jaraloon na ko lu nekk jaraloon na ko ñu xas ko jaraloon na ko ñu ŋàññ ko waaye tamit mu nekk nit koo xamante ni tamit askanam jaraloon na ko lu nekk ndax Ndiaye dafa féete woon askan wi bari nañ fi gis ay journalistes yoo xam ne seen i waxi daaw ak seen i waxi ren boo ko méngalee du doon benn mais Ndiaye waxi daawam ak waxi renam boo ko méngalee benn lay doon askanam wee ko ñoroon da doon xeexal askan wi te bëggul tamit injustice loolu gis nañ ko ci moom ñuy ñaan rek suñu borom xaare ko ci aljuna yi gën yekkawe te di wax rek di ñaan tamit président de la république ñun ñëpp benn ñaan bi la mooy di ñaan ñu jëlee ko Espagne indil ñu fi corps bi ci Sénégal ndax Ndiaye liggéeyal na loolu réewam te nit ki bu liggéeylee réewam da ko war a delloo njukkal te lenn rek la ko réewam war a mën a delloo njukkal muy jëlee ko Espagne indi ko fii ñu denc ko fii ndax laataa muy làqu sax dégg naa kàddoom yu mujj mu doon wax mooy lu ma am ak lu ma gënal lu ne mooy dellu Sénégal donc kon kooku wax na boppam donc kon ñu ngi ñaan talal loxo président de la république ak gouvernement ak bonne volonté yu ci nekk lu ñu mën a def rek ba kooram dellusiwaat fii ci Sénégal ñu denc ko fii ci Sénégal dana gënal njabootam waaye danañu gënal ñun ñi ay naataangoom. di fàttaliku rek ne li nga xamante ni moom mooy feebaru coronavirus bi moo tax ñu nekkandiku li nga xamante ni moom mooy frontière ñu tëj ko ba tax tey ki nga xamante ni moom mooy Ndiaye Doss kooram des fële ci Espagne comme ni mu ko waxee rek parce que ñëpp benn lañ kon daanaka ñu ngi ñaan ay kàddu yi nga xamante ni day jóge ci ñun di dem ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi mooy mu jàppale ñu rek jàppale askan wi jàppale tamit ay njabootam indil leen seen koor bi ba ñu denc ko ci alhamdulilah rabbi alamin asalaamaaleykum mbokku internet yi tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Sen TV ngir amal lépp li nga xamante ni aajo na jëm ci fàttaliku ak kàddu yi njaal ci ki nga xamante ni moo fi nekkoon ndem si yàlla si di Ndiaye Doss nekkoon tamit taskatu xibaar. maa ngi lay fay frère di nuyu internet yu info réew mi ak ñëpp ñi nga xamee ni Grand Théâtre TV ak ñëpp ñi nga xamante ni dinañ ñu seetaan. Alima ñu gis ne kat démb ki nga xamante ni moom mooy Ndiaye Doss bàyyeekoo na fi wuyu ji ki nga xamante ni moom mooy sunu borom mu nekkoon kenn ku nga xamante ni yaakaar naa ne kenn du ko naataamee ci fi nga xamante ni moom mooy D-Média ndaxte am na fi liggéey bu xamante ni bu am solo bu mu fi def ba xëy na fu D-Média toll rek xëy na am na ci part de responsabilité tey mu wuyu ji ki nga xamante ni moom mooy sunu borom ñu bëggoon rek nga indi ñu ci ay fàttaliku ak li nga xamante ni moom mooy kàddu njaal. waaw li ñu wax rek Sénégal moom fi mu ne ku nekk mën ngaa jaal Mamadou Ndiaye Doss sa bopp ñun dañu nekk ay xale di ko seetaan Walfadjri ñu ngi tase ak moom fii ci D-Média
bi ñuy nekk Médina mais man depuis ma ñëw moom ak ñeneen ñu bari ñu mel ni moom papa laa leen di wax parce que li indi papa bi mooy dañu bokk nag sama benn rakku papa rajo Oxygène ñoom ñëpp ci seen tàmbali donc chaque jour à chaque fois su ma gisaan daf may wax sa kër maam lii sa papa diw lii sa bàjjen lii donc relation yooyu la ñu mës a am relation papa ak doom tëraay bi nag yàgg na waaye dañuy wax nit lu mun a jege-jege lu feebar metti boo sañoon du dem donc dem bi bett nañu bëri te ñun ñëpp sañuñu wax naqari nañu ndax ki ko def alalam la jël waaye metti na suñu xol ñun ñëpp donc li ñuy def mooy ñaanal ko yàlla suñu borom yërëm ko jéggal ko xaare ko àjjana te li ñuy wax boobaak léegi bi mu dëddoo ba tey moo di li ñuy ñaan état bu Sénégal autorité sénégalaise yi lillahi wa rasuli bu doon xaalis moo koy indi kenn du ko ñaan defe naa ni ndax ci réew mi la dëkk te am na ay nit am na ay jegeñaale ku mel ni président Bougane Gueye bi mu tawateeg léegi lu mu mën ak lu mu mënul mi ngi ko doon def mais li tax ñuy ñaan pour corps bi dellu si mooy jàngoro bi dal àdduna yépp ñu tëj frontière yépp ci àdduna bi loolu moo tax ñuy ñaan autorité sénégalaise yi nañ ñu dimbali Ndiaye Doss ñu indi ko fii ci Sénégal denc ko ci wetu njabootam mën koo gis loolu mooy ñaan bi nga xamante ne ñun ñëpp ñu ngi koy ñaan li laay war a suul ci président Macky Sall ak ñëpp ñu mu àndal liggéey ku ci mën a taxaw rek na ci taxaw ba corps bi mën a ñëw ci Sénégal ñu mën koo denc ci wetu njabootam ñuy dem di ko ñaanal. tudd Simon Faye di rédacteur en chef bu Zik FM Sen TV ma leen di gërëm ci seen tànk yi di leen masaw di leen jàll également li ñu bokk ñun ñëpp parce que Ndiaye Dossu Sénégal yëpp la. Ndiaye Dossu presse bi yëpp la Ndiaye Dossu mboolem kuy liggéey ci rajo ak ci télé ba tey ji ci site internet yi ci Sénégal Ndiaye nag wax ci moom dina jafe du jafe dina jafe parce que loo waxaat dong lay doon parce que témoignage yëpp wane na ne nit la tout simplement parce que li mu doon sekk ak askan wi ni mu mëne woon liggéeyam li mu doon dox ci biir askan wi tam également nit la parce que boo ko jëlee côté liggéey surtout man fi ma féeteeg moom en tant que rédacteur en chef li ma jot a dund ci moom gis naa ne ku neex a jiite la moom ak ci ay at nag moom ak ci ay at mais ku nangu kilifteef la nangu na kilifteef te pas-pasam ci liggéey bi wane na ko firndeel na ko ba tàyyi Ndiaye Doss boo ko joxee journal mu defal la boo ko joxee revue de presse mu defal la boo ko joxee émission mu taxawaay ba ca war rawatina thématique yi diine ji ñëw nga foog ne foofu la gën a mëne donc pour te dire multidimension bi mu amoon surtout polyvalence bi nga xam ne mënoon na ko ci sunu liggéey ak lépp loo xam ne liggéey bi aajowoo na ko Ndiaye Doss également c'est quelqu'un boo xam ne carnet d'adresse am loolu lay journaliste di war a def carnet d'adresse bu yaatu la am li mu xam ci biir Sénégal ñu bëri ñu ngi ci biir métier mi tey ji xamuñu ko parce que da daan sonn di ko jaral muy wër Sénégal di dem di découvrir loo ay localités yoo xam ne nit ñi xamuñu ko woon amoon na fi benn émission sunu gaal googee genre carte postale la woon day dem ci ay gox yoo xam ne xëy na ñun ñi ne fii Ndakaaru wala diggante réewu taax yu mag yi fi ne doo xalaat sax mën a dem foofu wala doo xalaat ne sax béréb yooyu existé na moom muy dem ba foofu di ko jëli boole kook tawatu askan wa ak ñoom ni ñuy dundee tax ba Sénégal dem finalement ba nekk un lien avec lépp luy communauté lépp luy localité ci biir réew mi. di nuyu te di leen sargal tamit te di leen jaale lu ñu bokk yaakaar naa lu ñu bokk nag bu ñu nee lu ñu bokk ñun ñëpp a ko bokk ñi nekk ci presse bi comme yéen ak ñun ñi nekk fii ci D-Média waaye mboolem presse parce que ñu ngi koy wax depuis quelques jours depuis démb sax je veux dire Ndiaye Doss dafa jaar fu ne jaar na Oxygène liñ naan il a fait ses humanités reyante jàngale boole ci jóge fa dem Walfadjri ñu nekkoon fa vraiment dara ñaawul mu dalal ñu en tant que notre grand frère jiituñu peut-être ci métier bi waaye wàcce boppam ndax humilité moom moo nekkoon Ndiaye Doss ku humble maanaam dafa jàpp ni bu defee ñaar fukki atu métier tamit day ñëw sax laaj la ne la mais grand lii noo ko xalaatee wala kaddu bi est-ce que du ma jël bi def nii wala nee nag na day fàttaliku lu bari daal ci moom ndax yàlla moo def ñu seq métier bi waaye tamit seq jamono ba pare seq àdduna ndax dañu seqoon lu bari sur le plan personnel également te rawatina nag may jaale jabaram ndax ay dëgg-dëgg macha allah jigéen bu mën góor loolu je tiens à ce que sànq frère am daf ma woo Ousseynou di frère Ndiaye Doss
ne ma yow duñ la ko jaale ndax yow waroo ñu ko jaale sax yow lañ ko war a jaale ndax dafa am loo leen seq ma ne ko waaw mais lu ñu mën a seq tamit seen mbokk la ndax bu ñu demee ba war a denc mbokkam moo koy dugal ci biir suuf lu ñu ko jege peut-être ñoom mën nañu cee jox cër rek waaye Aïda li tax ma tudd ko dafa ànd ak dos ci anam mu nekk mu metti mu neex ak lu mën a doon mu muñ lu bari ñu fekkee ko gis ko ak njabootam yépp di ci moom la nekkoon foofu ca Espagne sama xel du génn ci njabootam yu ndaw yi nga xamee ni bàyyi na ko fi ñoom Mohamed ak xale yi nga xamee ni tey dañoo ñàkk seen waajur wax ci moom daal dafa compliqué parce que ñu bari peut-être bi mu génnee àdduna lañ koy doog a gën a xam wala la ñuy xam yenn ci moom waaye dos daan na def lépp ci sutura la ko doon def nit dina ñëw sax dos na la xoolal kii de aw ma paas bu ma ko jox amoo 5000 francs foofu nga jox ko ci sutura mu jël ko jox ko démb am na sam benn caméraman boo xam ne mu ngi fi woon da doon montel Ndiaye Dos mu demoon tukki benn période bi mu ñibbisee comme indaalewul sëri te nuñ koy waxee Ndiaye Dos ne ko abal ma sa montre Papis dem mu jël montre am jox ko mu dem plateau Sen Show ne ko gis nga de montre bi de Papis moom ma ko indaaleel sërité ça veut dire que bëgg na sax sagal kook nga xamee ni pourtant caméraman la nit ñi naan noo dem na tukki ñëw indiwul dara mais mu wane ni kii de dem na tukki ñëw waaye bi mu ñëwee indil na ma dara te pourtant daf ko àbboon montre am donc léppam sutura la yoon yaakaar naa ni am na lu mu ci dégg parce que ba sànq sax ñu ngi may xamal ni ñu ngi ci ay jéego yu sori sax pour fexe ba mu mën a ñëw parce que xam nañu ni dañu tëj frontière maritime terrestre ak aérienne yi te lépp lu koy indi mooy feebar bi di coronavirus tiital ñëpp waaye teewul ñu ngi ci lijjanti déjà sur le plan financier li ñu war a def pour mu ñëw borom kër gi def na ko te tamit c'est une occasion de lui rendre hommage moom Bougane parce que ñoom ñaar la woon déjà ndax ñoom ñaar ba ñuy xamante ñun xamantew ñu ak Ndiaye Dos ndax ñu luñ bokkoon ñoom seen Walfadjri et ça depuis fort longtemps ñu ñëw fekk leen foofu donc mu def waru garam en tant que borom kër gi waaye tamit en tant que xaritam ndax Ndiaye Dos c'était également son conseiller donc ak les autorités ñu ngi ci parce que au plus haut niveau xamal nañu ni ñu ngi def seen kémt lay kàttan comme am na au moins possibilité muy cargo wala avion pour urgence sanitaire ñu mën a seet fu ñu ko ci mën a dugal pour mu ñëw waaye li wóor mooy ni comme fu ñu ko téye foofu en attendant ñu ngi koy saytu bu baax a baax parce que xam nañu ni actuellement muy Espagne muy Italie muy France ñoom dem nañu ba mënatuñu suul néew wala ñu génn dañ leen di génn ci morgue yi lu ñu def mooy di leen incinérer te muy loo xamee ñun moom incha allah dinañ ci xar suñ tànk tubéy ndax ñu ngi ci wax ak autorités yi bëgguñu ko ci moom nañu indil néewam daal ñu denc ko fii ni mu ko bëggee te nammee ko te wax ko mbokkam yépp ñi ko mujj dégganteel ak moom. ci feebaru corona boobu sax ci la ñuy wéyandi suñu laaj ndaxte gis na ne bu fa eggee du baax muy li nga xamante ni moom mooy confinement wala couvre-feu ana ban message ngay lancé li nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal. d'abord nañu gëm ni feebar bi am na parce que quelquefois on a l'impression que nit ñi dañ ko dese gëm nañu gëm ni feebar bi am na et que les gens prennent les mesures nécessaires askan wi xaw ma ndax sama kàddu mën nañ ko dégg wala duñ ko dégg su ma waxee dégg mooy nañ ko déggee fi ma ko waxee nañu gëm ni mbir mi am na xam nga ñu ngi bind ci kii naan restez chez vous ku amul soxla ci biti aaral sa bopp aar sa njaboot ndax mën nga génn jëlee ko ci biti indi ko dugal ko sa njaboot mais nañu xam ne feebar bi am na confinement nag bu ñu ko waxee lu ñuy sàkku mooy peut-être nguur gi ànd ceeg ay mesures d'accompagnement bu fekkee ni loolu dem nañ ba tëral ko ñu xam ne il faut nécessairement am na ñoo xamee ni peut-être amuñu lu ñu jëndee ay ndugg pour 1 mois wala pour 1 semaine am na ñoo xamee ni au jour le jour la ñuy dund comme on dit dañ leen jàppale ci wàllu woowu ba nga xamee ni bu confinement boobu bu fekkee ni ça se confirme que au moins askan wi ñu mën leen a jàppale te su ma nee askan wi nag du ñuy am kër am appartement wala am néeg wala am salle bu ñu tëdd ak seen njaboot mais maa ngi ciy boole surtout ñi nekk ci mbedd mi amuñu fu ñu dëkk
muy taalibe yi muy ñi nga xam ne dañ leen naan ay sans domicile ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi nga leen di romb ci guddi di leen romb ci bëccëg ci anam yi ñuy nekkee amuñu fu ñu wéer seen bopp fu mën a couvrir leen ndax bu dee seddaay ñu ngi ci mbedd mi bu dee taw bu dee naaj ñu ngi ci mbedd mi na nguur gi taxawu ñooñu surtout te bonne volonté yi ku ci mën tamit na taxawu ñooñu ndax dañ toll ci situation boo xamee ni solidarité dafa war a doon solidarité agissante ku nekk wane sa solidarité ci askan wi te ci loolu ku mel ni Ndiaye Doss nit a ngi fi amul fu mu dëkk mu jël ko fat ko ci biir këram pendant des mois di ko jox ndékki añ reer na ñëpp def lu mel noonu ci ñi nekk ci mbedd mi tey bu ñu waxee waxu confinement wala waxu feebar bi te nguur gi jàpp ci tamit. Birahim ginnaaw bi nga tënkee ay kàddu njaal ak ay kàddu li nga xamante ni moom mooy seede ci ndem si yàlla si fi nekkoon di Ndiaye Doss ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi. di leen gërëm déjà parce que xam nga lu am solo may boo leen soxoroon da ngeen naan lii de fële la xewee engagé wuñu waaye bu média ñëwee façon média bu ne di ñëw di taataan ay kàddu ba pare di joxe seen njaal parce que adduna bi yaakaar naa tey li ñu gis démb Sénégal ñëpp ku nekk autorité ak bëgg ki ci gën a ndaw yëkkati nga kàddu wala nga bëgg yëkkati kàddu pour jaale di sàkku ci askan wi comme ay jullit lañu te ki dem jullit la àqante nit ñi mën ko seede ci moom bu ñu ko fàtte si ñaan di ko ñaanal di ñaanal tamit suñu mboolem daw làqu yi nga xamee ni jiitu nañ ko di ñaanal tamit ñi feebar yàlla fëgg seen bopp wéral leen te ñi nekk ci gàllankoor muy ci kaso yi yàlla fexe ba teggi leen gàllankoor yooyu ñu ne ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak barke borom Touba ak Maam Thierno